bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk internet yi yéen ñi safoo di wettalikoo ak it di bàyyi xel seen chaîne bu mag bii di Senbuzz ñu ngi amati mbégte ak kontante dellu siwaat ak yéen ci seen beneen numéro programme bu mag bii di religion et la vie. li mu làmboo xam ngeen ko di dalal ay borom xam-xam yu ñu xam ci diine tolluwaayu aada ak tolluwaayu jamono doxalinu société bi. li ñu gën a nemmeeku ci jamono ji bokk na ci feebar bi ñuy wax coronavirus nga xam ni lëmbee na àdduna bi jamono ji waaye it ñu nemmeeku ñu suñu réew ci Sénégal muccagu si sabab tey ñu def doxantu ci clinique bu mag bii di clinique Le Remède. clinique Le Remède nekk fii ci fi nga xamee ni mooy Ouest Foire ñu fekk fi macha allah équipe boo xam ni équipe bu dynamique la ñuy jiital di nuyu di gërëm njiit li ci occasion bi nga xamee ni équipe bi may nañu ko ngir fas yéene leeral Sénégal yi nga xamee ni jamono ji ñu ngi wettalikoo seen programme bu mag bii di religion et la vie. lan mooy jàngoro bii di coronavirus naka lees def ba mucc si waaye it lan la lamboo moom jamono ji ñu ñëw fekk si ki nga xam ne mooy suñu docteur tey di docteur Doudou Sagna. docteur Doudou Sagna ñu fekk ko fi nga xam ne mooy ci clinique Le Remède moom lañ fas yéene am ak waxtaan bi incha allahu rabbi bu ci yàlla àndee docteur groupe Senbuzz ngi am mbégte ak kontaante di rafetlu également possibilité bi nga xamee ne may ngeen ko mbokku téléspectateurs yi à ce que ñu amal waxtaan bu yaatoo yaatu ci jàngoro bii di coronavirus ak tolluwaayam. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ci teewaay bi ngeen fi teew. ngir ñu wax ci feebar bi fi xew. te mu lëmbee àdduna bi muy feebaru coronavirus bi. donc loolu daal maa ngi rafetlu seen teewaay bi tey bi ngeen ñëw fii seet si ñu fii ci clinique Le Remède. di gërëm également groupe bi déjà di rafetlu liggéey bu rafet bi nga xamee ni yéen a ngi koy amal macha allah rabbi ci dynamique bi nga xamee ni yéen a ngi koy wane. taxawaay bi nga xamee ni tamit wane ngeen ko di ko taxawu tamit ngir patience yi nga xamee ni ñooy bàyyi xel ak it di saa su ne bu ñu jaaxlee ñëw fi nga xamee ni mooy clinique bu mag bi di clinique Le Remède. docteur ci gàttal lan mooy coronavirus de manière générale. ok jërëjëf alhamdulilah coronavirus feebar la doomu jàngoro boo xamante ni mi ngi soqe ko fële ci Chine ci ville bi ñuy wax Wuhan. donc depuis mu commencé ba léegi mi ngi def ay ravage laa ko mën a tuddee ndax mi ngi law laal na Asie laal Proche ak Moyen-Orient laal Europe laal Afrique ba léegi sax am nañ ci ñaari cas yu am fii ci Sénégal muy feebar boo xamante ni genre grippe lay manifesté woo bi ñuy wax muy tudd Covid-19 jàngoro la boo xamante ni la sa yaram bu ci duggee da ngay sëqat mun na ci gën a ràññee sëqat bi yaram buy tàng tamit ngay am ay écoulement nasal bakkan yi di xelli wala yenn saay baat bi di xaw a mel ne luy ñagas booy wanaasu muy metti boole si tamit ngay am lu ñuy wax ay courbature ay arthralgie yaram bi di tàng. courbature mooy maanaam. mooy ay yax yi di xaw a metti waaye li ñu si gën a ràññee daal. mooy képp kuy sëxat wala ngay tisol yi. bakkan di xelli. nga boole ko ak yaram bu tàng. war nga dem hôpital. ñu xool lan la. ndax noonu lay manifesté wu. waaw feebar la boo xamante ni. c'est une pathologie bénigne maanaam day dal ci nit ñu bëri. mais potentiellement mortel. d'accord jàpp nañ ni environ dans le monde actuellement on est à 90 000 cas. ci monde bi yëpp 90 000 cas maanaam juróom-ñeent fukki junney cas yoo xam ne jamono ji monde bi feebar bi moom la tëral jamono ji ci monde bi. exactement ci diggante Asie Europe Afrique te am nañ ci 3000 décès. d'accord donc feebar la bu jar a bàyyi xel. d'accord. bien que li ñi nga xamante ni dañoo ci décédé dañ ci wàññeeku. par rapport ak ñi mu dal xaw na néew. environ 2% de taux de mortalité. mais feebar la boo xamante ni bu jar a bàyyi xel. macha allah docteur lenn li nit ñi bëree bëri bëgg a xam lan mooy causé jàngoro ji di coronavirus. waaw jàngoro bi virus la. nga virus moom doomu jàngoro la boo xamante ni la ni muy dugga ci sa yaram. mooy voie respiratoire. maanaam booy sëkkatee. wala ngay tisoli postillon yooyu ngay émettre ak gouttelette respiratoire yooyu mu xaw a ndoxe tuuti yooyu bu la laalee mën na la wàll. d'accord yooyu famille bi mu bokk yàgg na am mooy famille coronavirus yi. d'accord mais bi ci am li ci bees mooy kër yi moom dafay changé wu c'est-à-dire que bu dalee Abdou jóge ci Abdou dem ci Demba. dafay changer. donc ni meloon ci Abdou. du noonu lay mel ci kenn du mel ci Demba. bu jóge ci Demba dem ci Seynabou. dafay changer waat
donc mooy li ñuy wax mutation bi. d'accord loolu moo tax donc du même manifestation bi lay am ci. waaw du même manifestation bi. d'accord yenn saa yi am manifestation yu gën a exagéré wu yu gën a manifesté wu. yenn saa yi am manifestation mineure. donc moo tax comme que dafay changé wu. di muté wu. loolu moo tax muy spécificité. d'accord donc loolu mooy gravité bi. mais yàgg na dal boo demee ay Asie boo demee par exemple ñi jugee Màkka di ñëw Sénégal yenn saa yi bu ñëwee sëqat boobu ñuy sëqat des fois boobu la. même bi la mais bi dafa changé. d'accord donc dëkk yooyu dafa bëri boo gisee sax Chine ñu bëri dañuy sol masque. c'est vrai parce que da nga koy faral di gis tamit waaw dëkk mel ni Chine donc dëkk boobu ñëpp dañuy sol masque. d'accord kon daal ci gàttal docteur dafa mel ni feebar bi maanaam ni mu doon feeñee dafa am lu ci dolleeku waaye feebar bu yàgg la. bu ñu yàgg nemmeeku la ci ni mu daan manifester en tout cas. feebar bu yàgg la. d'accord bu yàgg feeñ la mais bii nag dafa ñëw changé. maanaam ëpp doole xëy na indiwaat beneen xeet li ñuy wax beneen morphologie beneen feeñuwaay waaw moo tax mu dangereux. d'accord ba nit ñi amaguñ ci assez de recul pour xam lu koy faj. d'accord waaw loolu moo si doy moo tax ñu tuddee ko ñu wax Covid 19 bi. famille bi daan na am. mais bii nag dafa ñëw daal. dafa ñëw changé d'accord changé te changement bi dafay gaaw. d'accord day changé d'une personne à une autre en un temps très rapide. ki nga xamee ni xëy na nemmeeku nañ que ni feebar bi dafa nekk ci moom ñaata temps la ñuy soxla pour maanaam am ko pour mën ko faj wala kum dal rek moom jaratul ñu am ci yow yaakaar bu dee mën nañ ko waxee noonu. déedéet kum dal am nañ ci yow yaakaar feebar bi dina reye mais li ñuy wax taux de mortalité mooy maanaam ñi muy dal. ñi siy dee. parce que ñi mu rey fan yi boo xoolee ñu si bëri ay 60 nañ am 70 ans 80 ans. d'accord mooy âge bi. loolu facteur boo baaxu si. mais également da nga amoon yeneen pathologie sous-jacent mooy ay taar. lu mel ne diabète. lu mel ne hypertension. lu mel ne cardiopathie. lu mel ne pneumonie nga doon tox. ba sa poumon yàqu bu feebar bu duggee da lay gën a aggraver. d'accord donc il faut mu am. day yomb pour mu gagner la waaw c'est pas des causes directes imputables dans la majorité des cas. d'accord mooy tax coronavirus bi. mais ay causes indirectes la maanaam day fekk leneen lu fi nekkoon. d'accord nga ko doon faj virus bi dugg sa yaram. accéléré ko nag aggravé ko. d'accord ba finalement mu yóbbu la. kon daal mën nañu wax ni ñi daal ñëpp yàlla di def mu yóbbu si kan daf leen di fekk ñu xaw a néew doole. ci seen santé ci seen wér-gu-yaram. yu si bëri mais xëy na bu la fekkee nga nekk wér-gu-yaram goo xam ni xëy na wér-gu-yaram bu dëgër la boo ci gaawee jug suñu borom mën na la ci dimbali docteur. exactement. feebar bu jafe faj la wala jafewul faj. ñenn ñi ñu ngi naan garabam amaguñu loo xam ni mën na ko saafara ak yooyu. loolu moo tax garab gi amagul vaccin amagul maanaam amaguñ jumtukaay pour wax ni ku am coronavirus bii di Covid 19 boo jëlee médicament bi dina la wér à 100%. amaana ñu ngi ci def ay jéego am na ay garab yu ñuy nekk di testé mais xam nga lu ñuy testé si nit dafay xaw a jafe day yéex balaa ñu ko valider donc am na lu ñuy testé amaguñ résultat. moo tax fi ñu toll tamit ni amagul benn traitement boo xamante ni mën na faj Covid 19 boobu. moo dina dañuy faral di wax ñii nee nañ ci ngelaw lay jógee ñii nee nañ air bi nga xamee ne moom la nit ñi di noyyi ci lay jógee ndax loolu da nga koy dëggal. waaw dama koy dëggal il faut nga nekk en contact ak ku mu dal d'abord pour mu mën la dal. d'accord pour mu mën la dal. d'accord maanaam nga romb kenn mu sëqat. fekk amee na ko nga romb kenn mu tisóoli fekk amee na ko nga romb kenn mu tisóoli ci loxo yi. raay kanam ñëw nuyu la d'accord nga nekk ak kenn koo xamante ni daf la jege di sëqat am ko parce que bu dépassé 1 mètre xëy na peut-être du la dal tamit ngay sëqat mu dal ci surface yi nit ñëw laal loxoom waaw fan yi sax am na beneen boo xamante ni gis nañ ko mooy bato bi nekkoon en quarantaine jàpp nañ ni que ni circuit climatisation yi joué na ci situation bi parce que da ngay sëqat postillon yi wadd avec conduit aération yi climatisation bi donc xaw na ko yóbbu ba ñu bëri am ci ay kii mais daal pour mu dal la day fekk nga nekk en contact ak pour mu dal beneen bi li nit ñi di laaj mooy mesure de prévention yi nga xam ne moom la ñu war a mën a jël pour kenn ku nekk ci société bi mucc ci conseil bi ëpp solo mooy set sa bopp ak set ci li la wër mooy hygiène bi daal mooy première mesure bi te hygiène bi dina tax lu si mel ne ni muy wàlle xaw a wàññeeku jàpp nañ ni am nañ ay quelques mesures yoo xam bu ñu ko defee xëy na mu diminuer. par exemple li ñuy wax hygiène des mains maanaam raxas say loxo ak saabu ak ndox mu sell saabu mën na nekk saabu bi ñuy fóote wala saabu liquide donc raxas say loxo autant de fois que possible.
suñu sœur yeeg suñu soxna yi bu ñu demee marché bu ñu ñëwee raxasu. xale bu ñu demee jàngi ñëw raxasu. bu ñu demee dugg ci bus tata yi transport en commun bu ñu ñëwee raxasu. loolu moo ci ëpp solo raxasu bi. ensuite moom hygiène corporelle mooy li ngay sol di set bul tàllal sa loxo nit ñi bul jël lu tilim bul jël lu xaw a humide lu xaw a tooy. waaw loolu mooy premier hygiène bi. deuxième bi mooy que ni yenn saa yi tamit bu ñu amulee saabu. parce que bu ñu toll tout le temps di raxasu. nañuy wut par exemple lu ñuy wax gel. lu mel ne gel antiseptique yi. léegi gel antiseptique bi. dina tax boo laalee dara wala nga wax ak kenn. wala nga nekk fu xaw a am tilim. nga jël ko nga def sa loxo xam naa après dañu wane ni ñuy nettoyer ci gel yi. benn bi mooy nga wut masque. waaw par exemple bu dee da ngay sëqat. nga isolé wu. d'accord wala nga wut sa masque. d'accord nga takk à défaut nga wut sa paquetu mouchoir nga sëqat boo paree. marché yi tamit yenn saa yi ñu moytu nit ñi bu ñuy jaay di teg seen lekk yi à l'air libre. hygiène bi du coronavirus wala Ebola moo tax hygiène dafa war a nekk hygiène quotidien en permanence. dafa bokk ci dundu nit. d'accord waaw parce que loxo bi. bu dul coronavirus sax dina musalaate ci jàngoro yu bari. bu dul coronavirus ci jàngoro yu bari hygiène bi parce que loxo fu ne lay laal loxo moo dugg ci gémmiñ mooy laal lu ne donc hygiène bi moo ci ëpp solo. waaw docteur Sagna vu que utiliser wax nga wax ju yaatu ci li nga xamee ni moo jëm ci mbiru seet ak doomu aadama mu nekk loo xam ni jamono ji lu ñuy faral di nemmeeku la muy gel bi nga xam ne ñi dañ koy jëfandikoo ngir aar seen bopp gel bi ndax da ngay jël mu la waxee rek nga utiliser ko. gel bi en fait gel antiseptique la donc gel antiseptique la day tax microbe yi nga xamante ñoo nekk sa loxo yi mu rey leen donc dafa am nu ñu koy jëfandikoo parce que. loxo dafa bëri ay espace yoo xamante ni fu ne mën na fa làqatu donc il faut boo ko utiliser nga fexe ba fépp fu germe mën a nekk ñu mën fa yegg waaw léegi. gel bi nan la koy utiliser. waaw jox ma defal ma ok donc da ngay jël ñu defal la sa loxo léegi nga frotté ko foo nga frotté ko pomme contre pomme ba mu saf nga frotté ko ba mu tas ci loxo bi. ba mu tas ci loxo bi mooy paume yi boo paree nga jël benn loxo bi nga frotté ko nga jëlaat beneen bi nga teg ko ci kawam nga frotté ko mat ay 10-15 secondes après nga frotté maanaam loxo diggante baaraam yi boo frotté diggante ba pare nga frotté maanaam wey ci biir boo paree nga frotté poignée yi nii jël bi jëlaat beneen bi nga frotté après nga jël paume bi nga frotté pour yi nekk ci paume yi dañ nga jëlaat même chose nga frotté. mais jamono ju ne tamit baax na di ko jëfandikoo. waaw di ko jëfandikoo jamono bu ne di ko jëfandikoo waaw après nga terminer nag ci poignée yi après mu jeex. masque yi ñaar la bii nii mooy bi ñuy wax masque chirurgical moom la chirurgien di utiliser. maanaam bu dee da nga koy utiliser day protéger yow contre keneen ki par exemple yow nga bañ keneen ki ngay opérer wala nga bañ ko transmettre ay germes donc simple la da ngay jël rek nga def nii mais il faut que mu laal gémmiñ gi ak bakkan bi nii lañ koy def kenn du ko defee nii baaxul donc boo ko jël da nga koy jël ba mu laal bakkan bi ak menton bi. docteur gis nañu bii dafa mel ni moo xaw a ëpp bële dafa xaw a oyof tuuti ndax différence daf ci am wala. waaw am na différence parce que am na différence bi ma la wax bii day protéger contre yow lay protéger comme ça doo wàll keneen bii nag moom day tax mën nga ko utiliser pour booy def ci yenn activités yi maanaam ñuy dawal moto waaw bii aussi mën nañ ko utiliser donc loolu mooy différence bi. d'accord masque tamit boo ko utiliser warul dépasser 3 heures waaw. mënoo waaw jël toute la journée loolu amul mënoo ko jël toute la journée parce que boo ko jël toute la journée aussi dafay tilim donc chaque 3 heures da nga ko war a changer. jël leen saa nga gis ci dëkk bi ñu ko yore benn masque mu ñuul tilim continuer di ko amul njëriñ donc chaque 3 heures nga changer
jël beneen bu dee da ngay sol masque mais yore benn masque suba ba ngoon di doxantoog moom fu ne nga dugg fa mu poussière bi di ko dal nga dugg si mu ñuul kukku loolu amatul njëriñ. amatul benn njëriñ. docteur balaa ñuy tëj waxtaan bi clinique Le Remède ki di clinique boo xam ni seen taxawaay ñu baree bari ci askan wi ñu ngi koy rafetlu ak seen i jumtukaay yu xarala macha allah ak équipe bu dynamique bi nga xamee ni ñoo fi nekk clinique Le Remède Ouest Foire rek la am jamono ji wala am ngeen feneen. ci waaw Ouest Foire rek la am jamono ji. fan ci Ouest Foire exactement. Ouest Foire mi ngi nekk si boo jugee foire bi en face SDE bi si route aéroport bi fa la nekk. d'accord en face SDE bi côté Ouest Foire bi si route de l'aéroport fa la nekk. clinique bi lu jëm ci santé générale la maanaam lu waay soxla ci lu jëm ci sa wérgu yaram rek daanaka mën nga ñëw si clinique bi wala dafa am ay branches yoo xam ni moom lañ leen nemmeeku ci yéen docteur. waaw am na branche yëpp am na médecine générale am na également médecine spécialité am na gynécologie mi di wax gynécologue la am na chirurgie am na ay ñu xarit ñu fiy ñëw pour bëgg a opérer am na pédiatrie am na cardiologie am na imagerie échographie am na yooyu yëpp donc lépp lu ñu soxla am na fi te day ubbeeku 24 heures sur 24. d'accord 24 heures sur 24 heures sur 24 saa boo ñëwee. d'accord fii sa bu dee am nga tawat en tout cas dañ ko incha allah taaki yi bu rafet incha allahu rabbi mu ngi xaar internautes yi incha allahu rabbi beneen bi mooy docteur clinique Le Remède taxawaay bi nga xamee ne am na ko ci dëkk bi kenn laam-laameetu ko képp koo xam ni soxla nga pour ñëw fi ban adresse ngay jox mbokk yi nga xam ne ñooy wettali ko jamono ji chaîne bu mag bii di Senbuzz ak programme bu mag bii di religion et la vie. waaw clinique Le Remède mi ngi nekk si Ouest Foire. sur la route de l'aéroport. en face SDE bi. donc téléphone bi mooy 77. 179. 86 86. 179 77 179. 86 86 donc mooy numéro bi nga xamee ni képp koo xam ni. yittewoo nga lu jëm ci wérgu yaram bu mucc ayib clinique Le Remède fii rek nga ko mën a amee docteur Sagna balaa ñuy tëj waxtaan bi dimanche du ngeen koy liggéey wala 7 jours sur 7 aussi équipe bu dynamique bii di clinique Le Remède ñoom ñu ngi pare pour dimbali Sénégal. 7 jours sur 7 dañu koy liggéey 24 heures sur 24 dañu koy liggéey. macha allah mu ngi noonu mbokk yi mbégte kontaan lañ doon am docteur bàyyi la nga tëjee waxtaan bi ak mbokk yi wettili ko jamono ji programme bi nga tëj waxtaan bi incha allah. waa di rafetlu visite bi. merci beaucoup di rafetlu tamit seen liggéey. merci ndax ñi ngi koy suivre. merci beaucoup internautes yi bëgg nañ liggéey bi. merci beaucoup liggéey bi mucc na ayib. liggéey bi tamit wax dëgg am na professionnalisme. merci beaucoup loolu gis nañ ko gis nañ yéen a ngi intervenir si domaine yu bëri. incha allah rawatina si domaine santé domaine religion domaine bien-être. ak vie bi donc di leen féliciter surtout si liggéey bi ngeen liggéey. vraiment Senbuzz nag bon ñëpp ñu ngi koy seetaan. jërëjëf te di rafetlu daal liggéey bi.